bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidi al anbiyaai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk internet yi mbégte kontante lay doon saa su ne ñuy ànd ak yéen ci seen chaîne bu mag bii di Senbuzz rawatina yéen ñi safoo di wéttalikoo ak it di bàyyi xel seen programme bu mag bii di religion et la vie di programme boo xam ni li mu làmboo xam ngeen ko képp koo xam ni boroom xam-xam nga moo xam ci diine moo xam ci aada moo xam ci doxalinu jamono wala tolluwaayu société bi ñu dajoog yow pour am ak yow waxtaan boo xam ne njëriñ lañ bëgg mu doon ki ñu fas yéene dalalaat te ngeen sàkku ko ci ñun muy imam Mame Makhtar Gueye bu ñu ko waxee xel yépp dem ci kuréel bi nga xamee ni mooy Jamra waaye nag am na ci lu baree bari loo xam ni soppeem yi ñu baree bari loo xam ni lu baax wala valeur yi fi mag ñi bàyyi woon moo leen intéressé am na loo xam ni umpale nañ ko ci combat bi nga xamee ni moom la nekk di mane lu tax ñu dalalaat suñu xarit suñu soppe suñu papa imam Makhtar Gueye mooy am na xew-xew boo xam ne bi mu amee ba léegi ñu bari ci ay sénégalais yi ñu doon laaj moo di ne imam Makhtar Gueye ay menaces lay dund jamono ji groupe Senbuzz am mbégte kontaan ñëw fas yéene am ak moom waxtaan sénégalais yi xam ni dafa nekk combat boo xam ni combat wu Sénégal lépp la ndax lépp loo xam ni Jamra mu ngi koy def ci doxalin wala ci yëngatu lenn rek la mooy fexe ba valeur yi nga xamee ni moom la fi mag ñi bàyyi woon mu fexe ba nga xamee ni dinañ ko dundal waaye combat boobu nag lil asaf comme ni ñu koy waxee wéet na ci lu tax mooy heure bu ñu waxee rek opinion publique bi mooy yëngu ñu ci baree bare tamit xëy na ci liy xaw a ŋàññi doxalin bi ci la ñuy dox ma gëm ni rek li ko waral mooy ñàkk gee xam ci dëgg-dëgg combat bi nga xamee ni moom la kuréel bii di Jamra di wane. Imam Makhtar ñu ngi amaat mbégte kontaante bàyyi la nga nuyoog mbokku internet yi ñu dugg ci waxtaan bi. waaw xanaa delluwaat rek di am mbégte ak kontaante ci di leen gane si seen ëtt bu tedd bi di Senbuzz delluwaat di baalu ak mboolem seen téléspectateurs yi ci li ñuy coppati ci seen i jot jagleel ñu ko ngir may ñu nopp ndax laaj ak tontu bi ñu fas yéene séq maak yow incha allah ñu mën ci am njariñ ñun ñi toog ci plateau bi ak ñi ñuy seetaan incha allah. jërëjëf imam Makhtar mu mel ni am na xew-xew yoo xam ne traversé na ko fi nga baal ma rek ñu dugg ci muy kenn ci say njaboot koo xam ne jamono yële indi woon na polémique Sénégal nit ñi di laaj li opinion publique bi doon wax jamono jooja mooy imam Makhtar Gueye daanaka amatul sécurité ci boppam dañ koy menacé ndax loolu da nga koy dëggal imam. waaw loolu jokkoo naa ci ak ñi ma ci war a jokkool ci autorités yi mettre naa leen devant leur responsabilité ndax kenn réewul mbir ne Jamra dëgg la yàgg na ci toolu xare ci lépp loo xam ne yu yàq jikko yi la ci lépp loo xam ne luy tilimal malaanul islaam la waaye nag rawatina ci nag ñeenti weer yi ñu weesu ñëpp nangu nañ ne xeex bi taroon na ci domaine yëpp nag ñu ngi jëkk a yëkkati suñu kàddu mois de octobre kenn réeréewul mbir scandalu sinébar bu garaaw boobu ñuy wax cocaïne fii ci port bi une valeur une quantité d'une tonne mu nekk une valeur marchande de 50 milliards de nos francs ñëpp a kontaan si jàlloore bu mag bi nga xam ne suñu takk der yi def nañ ko particulièrement la douane mais dañu toog balaa timis rek ñu ne ci poids bi ñuy saisiroon am na 80 kilos yu ne mër réer ci drogue bi nga xam ne ñëpp noppi daal ne garaawul ñun Jamra ñoo yëkkati kaddu ne garaaw na kay 80 kilos yi nañ ko leeral parce que 80 kilos fii njëgu cocaïne toll ça fait 4 milliards ci suñu xaalis nañ ko leeral wax dëgg yàlla yéen waa Senbuzz yàgg ngeen di couvrir ay événement xam ngeen ne récépissé bu amee syndicat bu bees bu juddu jaadu na ñu ne am na récépissé de reconnaissance officielle mais luy ndeyu kuréelu góor jigéen nga xam ne dañu nekk ci dëkk boo xam ne diine ji muy bu catholique bi ak bu jullit bi ci suñu wéeruwaay di alxuraanul karim suñu borom rëbb na leen fukki yoon ak juróom ñett suratul anfal suratul uhud suratul anbiyaay suratul ankabut 18 fatwa naan leen te daf ko jaarale ci la mi ñu yoon ci yàlla lóot yéen askanu lóot ndekete da ngeen di dem di taamu di jëflanteeg ay góor te man suñu borom subhanahu wa taala ma jagle leen ay soxna pour loolu kon boo leen yeboo ngeen xam ne yéen a yées ci xeet yi suñu borom wax loolu ci alxuraan sa jamono diine bi fi jiitu mu di yon ci yàlla Insa téere bu ñuy wax Lévitique chapitre 18 verset 22
nee na coucher avec un homme comme on couche avec une femme c'est une abomination. ci la ma Aly Ngouille Ndiaye woowee. dinaa la yónnee photo bi PC. ba ma woowee du maa ko ñaan audience de. moo ma woo le 13 novembre 2019. bi nga xamee ne yëg na seeni revendication. waaw nekk récépissé góor jigéen ñun dinañ ko xeex mu daal di ma woo kàngamam yépp a ngi toog ci bureau particulièrement le secrétaire général du ministère de l'intérieur Ibrahima Sakho ñun nuyoonte mu ne waaw maa wax nga ñëw ndax coow récépissé yi may dégg vraiment ñun état bi bëgg nañ ci daal lu leer te yéen Jamra yéen a ko wax waaw ma ne woon daal naa la ci woo ñu waxtaan ci en tout cas man Aly Ngouille Ndiaye bi ma fi toogee ba léegi ministère de l'intérieur mosuma joxe récépissé kuréelu góor jigéen ma ne ko jërëjëf monsieur le ministre waaye lu nit gàtt xam-xam di nga nangu ne Jamra ba mu yàggee nekk ci toolu xare bi di xeex lu bon ak lépp luy tilimal malaanu diine kenn mosu ñoo gis ñuy particulariser ak individualiser suñuy combat ñun dañuy combattre sur des principes yow nee nga ministre de l'intérieur mosoo joxe récépissé bravo waaye ñun dañu ne institution bii nga jiitee te mu tudde ministère de l'intérieur ci nguuru Ablaye Wade joxe na juróom-ñeenti récépissé góor jigéen ak lesbienne ci nguuru Macky Sall juróom-ñaari récépissé. Professeur Imam Mame Makhtar comme ni nga ko waxee si biir wax ji mu mel ni ñaari yëf yooyu nga xam ne yëkkati ngeen ko wala jamono ji ci lu yàggul dara seen combat yëpp ci loolu la jëm muy récépissé yi nga xamee ni gis ngeen ni jox nañu ko groupement yi nga xam ne ay góor jigéen lañ wala coowal drogue yi da ngay dëggal ni bi nga ko yëkkatee ba léegi. daanaka combat bi yombatul. ay menaces yaa ngi koy jot affaire góor jigéen yi fukki góor jigéen yi ak juróom-benn. jóg nañu ki ma ci jëkk a tontu. naan daf may désavoué waaye maa ngi koy xaar muy Jaaji Diouf moo jiite kuréelu góor jigéen bi gën a bon. fii ci Sénégal ñu di ko wax AIDS mooy seen président seen siège a ngi fii Parcelles numéro de récépissé bi leen état bi jox numéro 15 444 la ñu ngi leen ko jox ci atum 2012. kan moo leen ko jox benn département bu nekk ministère de l'intérieur bu ñuy wax DGAT direction générale de l'administration du territoire moo leen ko jox. kooku moo dem ci journaux yi di ma démentir. alors loolu yëpp nag tax na bi at mi tàmbalee menaces yi yokku gën a tar te du ay menaces yu ndaw ndax jëkk nañ fi yabal ndaw sooso dem ci réseaux sociaux yi. naan paa bi amul lu mu wax. di wax waxi moral di wax waaw di wax waxi valeur te di jóg sama kër ma di ko supp kànjal di ko defal ay njaru soow di ko attaayaal di ko présenter samay copain góor jigéen xam nga loolu li ñu si jublu mooy kii ndekete yii muy woote yëpp ndeke ndaw si gelam la moo doon objectif ba ñu yëgee ne nag defar nañu plainte dès le lendemain ndaw si dellu la mu wàcc woon yëpp mun naa naan waaw maa ngi jégul maa ngi nangam daal def son cinéma kon loolu échoué na. deuxièmement loolu échoué ñu jékki-jékki ndaw sa nga xam ne le comité de défense des valeurs morales bu sëñ Bassirou Mbacké Cheikh Astifal bi lëkkaloo woon ak Jamra songa leen ba ñu duma leen dóor leen mise en demeure mooy lii sursis la mooy lii tax ñu dóor la mise en demeure boo ko fi defatee daan bi texte yi prévoir dañ ko teg seen kaw loolu ndekete mu ngi ko denc mooy scénariste maîtresse d'un homme marié Khadija Sy ndeke mu ngi ko denc si xolam man xaw ma ci dara jékki-jékki sa naataangoo bu Soleil qui a une très belle plume muy Sidi Diop daal di def sama portrait samay jaar-jaar fii la ñëw interview mu daal di génn ci Soleil dans son édition du 22 janvier je pense sa beneen naataango Oumy Régina Samb scanné ko ne ko fàng sur sa page Facebook c'est tout à fait normal nit ñi di commenter ku ne di wax sa xalaat ak commentaires yi y a des pour oui kii jaar-jaaram metti naa nangam y a des contre ñi naan waaye kii bu mu ñu tànqal moomul nit ñi c'est la démocratie waaye Khadija Sy ñëw wax lu kenn waxul dafa ne kii bésam a ngi ñëw te yàggatul. Ah bon? kon nag menace boobu c'est extrêmement grave. Absolument. ba noppi mu am ñu naan ma bul fi yee fitna ma ne kan mooy yee fitna kii menaçaate wala kii ñuy menacé nañu bàyyi waxi na fekk yow nga bàyyi kii menacé waxoo ko dara. ñu ko menacé man wax santuma ko pour mu menacé ma te foog ma yuuxu ndax lu mel ni daf fi amoon au mois de mars 2008 man mii maa mujjee foqati portable Latif seeti ñaari autorité du ministère de l'intérieur xam nañ seen bopp ma ne la Latif dafa bari kersa mais depuis 2 semaines il subit des menaces temps yooyu smartphone yi xewul ay alcatel yu écran yu ndaw yi moo xewoon ma ne leen menaces yaa ngi en mars 2008 ñu liir ko ne ma waaw xam nga tamit il faut pas vous laisser distraire il y a des gens qui veulent vous détourner de vos objectifs il y a des farceurs bref daal di ko xaw a soofantal une semaine lañ ci teg Latif doon dem
benn gamo Tambacounda oto bu bees tàq boo xam ne mu ngi doog a jógee rodage mbëkkul garab oto mbëkku ko moom it mbëkkul oto ñeenti nit a nekkoon ci oto bi ñeenti ñi dara jàllu leen dara bopp sax mettiwu leen Latif ñu ne ko coppet mu ñàkk ci bakkanam loolu ba tey kenn leeralu ko rapport d'autopsie bi ba tey ñun jotuñu ko neewuñu nii la demee wala nee waaye am nañ droit xam li xew ak li ko rey lan la waaw loolu am ci koo xam ne 10 jours avant dañ ko menacé woon naan ko tes jours sont comptés man ñu wax ma la même chose nee ma sa bës a ngi ñëw te yàggatul waaw man ma jóg jàpp di ko diis yoon ñu naan ma bul fi yee na te bàyyi kii yaddaate loolu affaire u naafeq la ñi koy wax nañ ko bàyyi alors loolu daal di laj ñu daal di jékki-jékki nag dal di ne kii comme que jaar nañ ko fu ne xëbal nañ ko jàllul jéem nañu tilimal dalam pour dégrader ay waxam désavouer ko ndax nit ñi bañate ko faale nit ñi di ma déglu rek ba tey jàllul jéem nañ ma guerre corrompre oto ak xaalis jàllul léegi ñi daal di ne comme que jaar nañ ko fu ne jàllul nañ jéem a seet ci li gën a jege buumu xolam parce que tout le monde sait que ñetti doom laa amoon maam Binta teel na wuy ju boromam 4 ans rek la am Babacar Sali Diop Guèye moom laa tuddee Mbaye Diop Sali di président Daïra Ahmadiyya yàlla na ko yàlla yërëm moom bi mu amee 19 ans la ko suñu borom moom subhanallah alors kon kii moo ma dese mooy Fat Bintou Guèye bi ma tuddee sama yaay ñu ne kii kon jege na bu mu xolam kon pour l'atteindre pour l'obliger à se taire nañ ko discréditer wane ne woo kii di muy wax yëpp te daan lii baaxul lii day yàq jikko yi nangam ndekete yoo doom ja ca auberge ya lay fanaan c'était ça la technique moo tax nag j'ai fait un démenti ne le lieutenant Diassy Dioum li mu wax ne ñoo def benn géolocalisation fekk suma doom ci auberge du dëgg ce n'est pas la police qui a retrouvé ma fille c'est pas vrai maa ngi jël à témoin le commissaire de la sûreté urbaine Bara Sankaré man maa ko woo ne ko yaa ma ne woon lu bees ci dossier bi nga wax ma wax la mu ne waaw ñun de ñu ngi seet ba tey waaye gisaguñu ñoom police ma ne ko nag am na njaboot gu dëkk fii en face Moselle Sénal yi moom nee nañ gis nañ ko mu ne ma ci yan condition lañ ko gisee ma ne xaw ma ci dara ñu ngi nii toog soo bëggee ma ànd ak ñoom nga enquête leen mu ne ma en attendant indil xale bi ma indi xale bi ñoom ñuy enquête ñu gis ne enquête bi jaarul yoon ndax xale bi elle n'était pas lucide ba pare jox na fukki version ak juróom-ñaar mu ne nañu aj audition yi ba lundi ñu eggali ko ci koo xam ne police moo ma ne indi ko que jaar ci ginnaaw ne ñun police ñoo ko retrouvé. te kooku yorul woon enquête bi. yorul dara te bu dul dara itam balaa yi xataraayu ci rajo yi na lire sama plainte parce que mu ngi taxaw ci rajo yi naan affaire bi du enlèvement sos baaxul officier de police du sos te daf ma sosal dans ma plainte j'ai dit ma fille a disparu na yem ci li ma wax bu mu yokk bu mu wàññi kon la volonté de nuire et de faire mal à Jamra ak sama jëmm ju ñàkk solo ji de la part du lieutenant Diassy Dioum est manifeste tooñ nañu nag alors lii nag tax na ma bëgg a conclure en disant encore une fois Jamra wootewul daayira Jamra wootewul tarixa Jamra wootewul nekk le gendarme de la morale de qui que ce soit wala le directeur de la conscience comme ni ko yenn journaux yi waxee loolu yàpp sénégalais yi la sax bëgg askanale Jamra foofu ndax sénégalais ku ko xam ak fiertéem ak dignitéem ak sa soif de liberté doo ko utal directeur de conscience wala un gendarme de la morale Jamra lan la du dara ay consommateurs lañu des pères et des mères de famille yu ittewoo taxaw ngir sàmm ndono lu rafet li fi mag ñi bàyyi. dernière question bi rek Imam Makhtar. mooy comme ni nga ko waxee lu jëm si mbiru Calista. gannaaw bi nga xamee ni jot nga ay menaces ce qui est sûr mooy xëy na saisir nga ñi nga xamee ni mooy autorité judiciaire bi fa nekk est-ce que am nga si ñoom tontu ginnaaw gi. waaw waaye lu wóor tooñ na ma. te mu ngi ànd ak orgueil lànk na ni du revenir à de meilleurs sentiments. mais état bi lan lañ. bañ ko yëgee est-ce que am nga soutien boo xam ni xëy na. jóge na ci j'ai pas besoin du soutien de l'état. dañu ne citoyen nga dañ la war a sàmmal tamit li nga waaw ci wàllu woowu ci wàllu woowu waaw am na sa plainte ndax am nga retour ci ñoom ak ginnaaw gi tamit ban réaction nga gis ni xëy na état bi am na ko. waaw am na kenn ci ñoom kilifa la ci sécurité bi bu ma def boobu proposition waaw alors nee naa ko maa ngi koy xool ak waa Jamra ba xam voilà
bu ko defee ñu joog a jox tontu ñooñu ak yéene bu rafet boobu ñam dëgg la léegi ci gàttal daal da ngay dëggal mbokk internaute que ni jamono di da nga yëg ni sa sécurité muy ci yow muy ci sa njaboot daal dañ ko menacé loolu daal dafa gën a tar xam nga mënuma di yuuxoog di jooytu waaw as gor du def loolu d'accord waaye li ma war a wax maa ngi koy wax tey daal sax xam nga ne sa sécurité daal dañ ko menacé maa ngi gërëm sax Senebuzz may nga ma tey occasion sama kàddu gën a jolli ci boobu wàllu ñi ma war a waxal ci pouvoir bi maa ngi wax ak ñoom ñu ngi may dégg xëy na sax dinañ ko déggaat bu sa élément bi jàllee je mets l'état devant ses responsabilités ndax am na ñetti kàngam dans la hiérarchie policière ndax ay décideurs lañu jël naa ay éléments de preuve de menace yónnee naa leen ko parce que ils m'ont fait l'honneur et la confiance laaj ma seen samay WhatsApp jox naa leen ko ils ont tous les éléments voilà ndax Kocc dafa ne ku ndobin rey sa maam te en l'occurrence fii suñu maam Latif la ku ndobin lay sa maam mais boo gisee lu ñuul nooy def du yuuxu loolu rek laa def li ko làmb xam nga ko mooy wan rek mbokku internet que ni ñi mel ni suñu papa suñu maam Makhtar Gueye bari nañ ci dëkk bi ñoo xam ne lenn rek moo leen intéressé lenn rek mooy seen rôle mooy fexe ba jikko yu rafet yi nga xamee ni mag ñi bàyyi nañ ko fi ñu sàmm ko dégg ngeen ko ci ay waxam xeex bi yombul waaye terewul malgré tout li yoon bi di gudd li yoon bi di yàgg saa su ne ñu ngi gën a am force pour li nga xam ne mag ñi bàyyi nañ ko fi ci ndono bu rafet ñu bàyyee ko xale yi ñu dëgëral ko tamit ci ñi nga xam ne mooy aljilul jadid génération bu bees bi Mame Makhtar Gueye groupe Senbuzz ñu ngi doon am mbégte kontaante ci leeral yi nga xam ne jox nga ñu ko lu jëm ci li nga xam ne jamono ji yaa ngi koy dund ci ay menaces moo xam ci li ñu yëg la moo xam ci li ñu yëgul ñi ngi am mbégte kontaante di leen jox dig daje seen beneen jotaay ad diin wal xayaat religion et la vie ngeen si ànd ak seen bokk seen xarit oustaz Aboubacar Thiongaan fii amaanillah